ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax ci benn situation politique bi am ci biir réew mi entre pouvoir ak opposition rawatina nag kaawu Ousmane Sonko. loolu moo tax Ousmane Sonko parce que lu yàggul dara dafa jibal ab mbir maanaam nguur gi fi ne dañuy préparer ab plan pour empêcher ko mu bokk ci élection yi nga xamante nii moom la ñu dëgmal. complot ba day continuer te am na beneen niveau boo xam ne ma ngay door nag ajjuma bii ci assemblée nationale dina commencer assemblée dem tribunal delluwaat assemblée ñëwaat tribunal parce que seen bëgg yépp mooy lu ñuy def ba am lu ñu tiiñal Ousmane Sonko yàq gaziem ba pare ne mënatul dem élection foofu lañ ci toll. te kenn rek nag mooy responsable bi waaye comme ñëwewul Ousmane Sonko moom day laqatu ci gannaaw ay député xam ngeen ki may wax. donc yéen a ko déggandoo kàddu Ousmane Sonko yi loolu tax ñu def ci ab jàngat bu yaatu ci ndax gouvernement bi fi nekk dafa bëgg a tëj kii di Ousmane Sonko wala déet. beneen laaj bi di est-ce que mën nañ ko empêcher mu présenter wu ci élection yu ñu dëgmal moo xam local wala présidentielle. effectivement Macky Sall mën na empêcher Ousmane Sonko mu bañ a participer ci élection yu dëgmal te loolu dina leen wan plan bi nga xamante ni laal nañ ko te ki ko jiite di benn membre APR ñu koy woowee Mouhamed Moustapha Diagne moo jiite projet boobu noonu. dinañ leen expliquer lépp en détail ci vidéo bii nii mais tamit wax ci Ousmane Sonko moom itam naka la mën a def ba mucc ci mbir mi nga xamante ni ñu ngi koy nar pour éliminer ko ci politique bu Sénégal. Ousmane Sonko nag bi muy yëkkati ay kàddu di xamle ni nguuru Macky Sall ñu ngi koy waajal ab coup pour tëj ko kaso ci kaawu Mamour Diallo bi la doon wax ak 94 milliards yi. cas boobu moom yaakaar naa ni wax nañ ci lu bari d'ailleurs partagé woon nañ fa ab vidéo boo xamante nii moo gën explicite ak ay détails naka la nit ñi nga xamante ni tuumaal na lañ ci contourner li nga xam ne mooy loi bi jalgati ko pour teg loxo suufu jàmbur loolu lépp bu ngeen seeti suñu vidéo yi am na ci benn numéro boo xamante ni moo détaillé loolu lépp. mais tamit jàpp nañ ni ci mbir mi Ousmane Sonko bu maintenir lépp li nga xamante ni waxoon na ko ni am na ko ci ay preuves Macky Sall mënu ko sàkkal pexe ba tëjlu ko maanaam bu ñu ibbee procès Sonko prouver lépp lu mu jibaloon ci ay kàddu bu tëddee mën na nelaw ba yandoor. lu tax ñu wax loolu parce que dafa amoon ci benn meeting am mu waxoon ni jot na ay documents yuy firndeel virement bancaire yi nga xam ne def nañ ko ak bépp détail transaction kaawu Mamour Diallo bi. man maa ko bind teg ci taabalam depuis mois de mai ba tey ñu ngi mois de janvier dama ne su matee liñ koy doyee na ubbi dossier bi dinaa ko wax ban banque la ñu defee li ñuy def ban banque moo fay 46 milliards yi dinaa ko jox numéro compte bancaire yi dinaa ko jox libellé yi. donc jàpp nañ ni bisu procès bi Ousmane Sonko bu génnee bépp document yi nga xamante ni nee na am na ko te muy dëggal que ni kaw Mamour Diallo bi dañoo luubal warul am lu muy tiit parce que yoon mënul jaar fenn pour tëjlu ko parce que pour sànq nit tëjlu ko kaso il faut que mu am ay chef d'accusation ñu ne kat nit kii lii ak lii lañ koy toppee loolu kese la ñu mën a def pour tëj Ousmane Sonko. mais par contre bu fekkee ni Mamour Diallo porté na plainte et que bisu procès bi juge bi laaj Ousmane Sonko ana ay preuve am ana preuve yi nga waxoon ni yor nga ko ci ay virement bancaire te wanewul benn firnde dans ce cas Mamour Diallo mooy nekk ci position bu favorable moom mooy am pouvoir pour tëjlu Ousmane Sonko parce que mun na ko topp pour diffamation article 258 bu suñu code pénal bu Sénégal mun na ko topp moom Ousmane Sonko te sax mun nañ ko tëj ñeenti weer jàpp ñaari atu kaso rax ci dolli ab amende bu 200 000 jàpp 1 500 000 francs yu mu war a fay pour ñu sukkandikoo ci article 259 bu code pénal bu Sénégal. donc ci cas boobu noonu muy affaire Mamour Diallo bi jàpp nañu Ousmane Sonko mun na bañ a tiit su fekkee ni mën na firndeel dëggal preuve yi nga xamante ni nee na yor na ko ci mbir moomee. mais mbir bi ñuy laaj kay mooy kañ la procès bi di ibbi parce que nit ki nga xamante ni moom la ñu tuumaal muy Mamour Diallo ba léegi dafa lànk ni du porter plainte alors que loolu moo gënoon gaaw le fait que tey ñu jaar assemblée nationale naan enquête parlementaire loolu lépp amul benn sens loolu diversion la dañu bëgg rek nelawal nit ñi te waxoon nañ ko te dañ koy baamtuwaat tey. Mamour Diallo ak avocat yi nañu porter plainte pour que nag sénégalais yi xam mbir yi fan la féetee
mais tamit li ñu war a laaj mooy est-ce que newul ni le fait que ñoom ñu jaar assemblée nationale ñoom waa Benno Bokk Yaakaar nguuru Macky Sall le fait que ñu jaar assemblée nationale nekkul pour yéexal dossier bi pour que ñu mën a régler mbir yi nga xamante ni làkku na ci suuf le temps que ñuy xaar procès bi ab laaj la parce que ci réew mi am na cas yu gën a garaaw pétrole bi feeru Falémé bi kaaw kuddu bi ak ay yeneen dossier mais assemblée nationale musul def enquête parlementaire pour que ñu leeral mbir yooyee topp nit ñu ci tuumaal mais kaawu Mamour Diallo bi seetlu nañ ni dañu jël seen temps organiser enquête parlementaire te defuñu ko ci yeneen dossiers yi donc loolu xel mun na ñaaw que ni am na lu ñuy waajal ci suuf pour nëbb ay mbir le temps que Mamour Diallo di porter plainte pour que benn trace bañ a mën a feeñ loolu ab njortu la. donc ci kaawu Mamour Diallo bi nguuru Macky Sall mënuñu ci jaar pour tëj Ousmane Sonko wala empêcher ko mu présenter wu ci prochaine élection yi nga xamante ni mi ngi ñëw bu dee ni moom Ousmane Sonko lépp lu mu jibaloon ci kàddu prouvé na ko dëggal na ko ak ay documents yu leer donc ñun gëmuñu ni mën nañ jaar foofu noonu pour sàkkal ko pexe mais par contre li wóor te leer mooy am na benn plan boo xamante ni nii instant yi ñu ngi koy tëgg di ko nas pour éliminer Ousmane Sonko ci langum politique bu Sénégal. projet bi ki koy jiite benn APRiste la bu ñuy woowee Mohamed Moustapha Diagne moom mooy président wu cellule APR bi ñuy woowee synergie républicaine. musuñu fal koo xamante ne bile dañ ko condamné ndax dañ ko joxoon ay li ñuy wax information maanaam ay xibaaru réew mi mu dem mu jaay ko wala mu jox ko journaliste yi wala daal mu diffuser ko. ndax loolu loi bi da koy tere ndax léegi li xew mooy damay nekk fonctionnaire liggéey finance baa ma liggéey éducation xam lu bari ci état bi daal di woote conférence de presse def sama turu parti fas yéene ci information état bi ma def sama promotion parti ne wax ni man lanceur d'alerte la mais loolu lanceur d'alerte te bu ñu xoolee Sénégal ak li ko wër li ñuy wax géopolitique pays yi nga xamante ne am problème pétrole yëpp tàkk nañu yu ci bëri loolu tax na ba bu ñuy fal président de la république léegi gaa danañ ko xool waaye léegi war nañ ko xoolaat te damay wax ni réew mii bu fekkante ne bi léegi ku nekk fa nga nekk la nga xam wax ko wala la nga xamal nit ñi wax ko léegi réew mi tas du Ousmane Sonko rek wax ni daal li ñu proposé ci kanam tuuti sama xarit yi boo gisee ma indi leen dama bëgg ñu def benn équipe wu ànd ak ay juriste ñu bindal ñu pour que assemblée def proposition de loi bépp agent de l'État boo xam ni def nga li ñuy wax manquement grave à l'obligation de réserve ou de secret maanaam état jox la information nga di ko siwal quelles que soient les raisons dañoo bëgg kooku waxuma sax muy nekk président de la république waaye sax dañ ko décider de ses droits civiques ndax boo voté wul boo nekkul électeur nekkoo éligible doo nekk maire doo nekk député doo nekk conseil départemental conseil municipal wala président de la république. donc ñun ñëpp dégg nañ ko dañu préférer bàyyi leen ngeen déglu ko pour que ngeen comprendre ñoom lan lañ namm def lan lañ nas na ko jaarle ci yoon. plan bi mooy liggéey ak majorité présidentielle maanaam député yi nga xam ni ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar pour empêcher bépp fonctionnaire boo xamante ne nii dàkk nañ la fonction publique dootoo amati possibilité présenté wu ci élection fii ci Sénégal. pour loolu nag dañuy def benn proposition de loi andi ceeg ay juristes yoo xam ne ñoo koy bind ñu voté ko assemblée nationale te buñ ko appliqué bépp fonctionnaire bu ñu mës a dàkk fonction publique dootoo amati possibilité dagan baatu askan wi. loolu li muy signifié mooy loi bi bis bu ñu ko voté te bu ñu ko yóbbu assemblée forcément dañ koy voté parce que Benno Bokk Yaakaar ñoo fa ëpp député te ñoom benn majorité mécanique la rek lu leen indil ñu voté. donc bu ñu ko voté Ousmane Sonko bu yeboo mu jël retraite politique am bàyyi politique parce que dootul mën a présenté wu ci élection. loolu mooy projet bi nga xamante ne nii ñu ngi koy nas te lu dëggula lu wér la pour faagaagal Ousmane Sonko. léegi nag ñun suñu analyse suñu jàngat mooy est-ce que bépp fonctionnaire bu ne ci biir réew mi
bu fekkee ni seetlu nga ay mbir yu jaarul yoon yi nga xam ne mi ngi xew ci administration bu Sénégal da nga war a noppi maanaam bu ñuy kompaloo ci ndoddu Sénégalais yi yow da nga war a nekk complice parce que ci kàddu Mouhamed Moustapha Diagne yi boo ko déggee waratuñu may fonctionnaire muy révéler li nga xam ne mi ngi xew ci administration bu Sénégal mais jàpp nañ ni kuy def lu jub waroo am looy ragal bu fekkee ne nguurub Sénégal dañu bëgg a noppiloo ay fonctionnaire c'est parce que am na ay mbir yu louche yi nga xam ne mi ngi xew ci kaw te bëgguñu kenn xam ko léegi nag pour nëbbu loolu lépp ñu bëgg voter ab loi te loolee li mu mën a sabab mooy autorités yi mën nañ def lu leen neex ci biir réew mi sàcc alal détourner ay milliards dundee alalu corruption mais kenn du leen dénoncer parce que boo leen dénoncer ñu dàq la te buñ la dàqee dootoo mën a sóobu ci li nga xamante ni mooy wàllum politique. est-ce que xam ngeen fan lañ nar a dem ak proposition de loi bi waxuñu rek kaw Ousmane Sonko pour l'instant mais Sénégal ni muy doxee dañu bëgg a encourager li nga xamante ni mooy corruption doole li nga xamante ni mooy sàcc ci administration bu Sénégal parce que benn fonctionnaire dootoo amati droit dénoncer ñaawlu li nga xamante ni mooy xew ci kaw te loolu dafa graaw te yaakaar nañ ni lii ñuy gis nii combat wu bépp sénégalais la war a nekk Macky Sall li mu bëgg ak nguuram mooy dooleel li nga xam ne mooy càcc ci biir réew mi corruption ci administration bu Sénégal profité aussi nag pour éliminer ay adversaires politiques. am na nag ay mbir yoo xamante ni nii du mbirum parti du mbirum homme politique du dara malheureusement nag fii Sénégal booy wax dëgg dañ lay jàppee ku far ñun dawuñu ku ñu jiiñ loolu bañuñu ku ñu ne fii la ñu far wala fële la ñu far l'essentiel mooy li ñu ñor xam nañ ko muy Sénégal ndax am na fi ñoo xamante ni ay temps jotoon nañ ñu fi saaga parce que dañu critiquer seen leader politique wala seen parti ëllëg ñu féliciter ñu tagguñu parce que dañu wax lu baax ci seen parti wala seen leader politique mais loolu ñun taxuñoo jóg ñun dëgg la ñuy wax soit nit ki mer soit nit ki kontaan ci moo xam nag réaction bu mu mënti am ñun loolu duñ ko sax sóoraale l'essentiel dëgg bi la ñuy wax bi ñuy tàmbali créer chaîne bi ñu bari dañ doon wax naan chaîne bi waa PDS ñoo ko créé quelques mois après bi Abdoulaye Wade doon complot ak Macky Sall ñu dal ci kawam ñu ne chaîne bi léegi Ousmane Sonko moo ko moom ay ree la ñuy def parce que day wane ni teggi wuñu yoonu bi nga xamante ni fa lañ tegg woon depuis ci njëlbeen ba ñun Sénégal moo ñu ñor chaîne bi dañ koy wax tey mu leer du mës a soutenir homme politique parce que bu fekkee ni da nga far rek doo wax dëgg bi ñuy créer chaîne bi di sénégalais yi xamaguñ sax kuy Ousmane Sonko loolu benn précision la boo xamante ni dañ koy rek souligner mais du pour justifier wu du pour wane ñun fu ñu bokk l'essentiel mooy Sénégal moo ñu ñor mais dafa ci am ay mbir yoo xamante ni nag duñ ko mësoon noppee muy injustice maanaam xeex nit pour say intérêt politique te fii lañ koy waxee ëllëg bu ñu naree voter ab loi boo xamante ni mooy empêcher ay fonctionnaires yoo xamante ni dañ leen dàq ci nguur gi parce que dañu dénoncer lu ñaaw li nga xamante ni ñu ngi ko fay def bu dee ni dañ ko nar a voter assemblée nationale ñun ñooy bokk ci ñi nga xam ne ñooy njëkk ñi koy dénoncer te daañu ko xeex parce que duñu mës a nangu ñu jël politique gu Sénégal limité ko benn classe maanaam benn catégorie nit maanaam PS PDS APR. beneen sénégalais boo xamante ni am nga ambition wu def politique bëgg a soppi mbir yi nga xamante ni moo fi ne ñu ne la toogeel na le doo fi bokk Sénégal socialistes yi ak libéraux yi moomuñu ko xam ne ni jamono ji Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñu ngi wëy di tëgg ak nas ak teg li nga xamante ni mooy seen deal bi nga xam ni ñi ngi koy def depuis avant élection yu 2019 yi présidentielles yi pour que libéraux yi mën a nekk ci nguur gi ay dizaines d'années encore am nañ ci droit parce que loolu mooy seen ligne directrice loolu mooy seen plan politique mais bu ñu empêcher yeneen sénégalais yi nga xamante ni formé wul leen ñoom seen parti muy parti socialiste muy parti libéraux yi ñooñu aussi sénégalais yooyu aussi am chance bokk ci réew mi ni muy doxee ñun principe dañuy xeex mënuñu jël politique gu Sénégal limité ko ci yenn parti yenn nit yi nga xamante ni depuis ay at ñoo fi nekk. dem leen tey ci administration yi ci banques yi ci ministères yi wala yeneen institutions yi ñëpp ñi fa am domba tànk yu am solo seeni waajur wala seeni maam ay ministre lañu woon ay directeur lañu woon wala yeneen fonction yu am solo lañu amoon ci biir réew mi benn parti bu ndaw ci population bi ci askan wi ñoo jël en otage réewum lëmm te nag bëgg ñeneen ñi nga xamante ni ci quartier yi lañu jugee wala ci yenn village yi jàng comme ñoom ñu écarter leen ne leen yéen toog leen fële bu leen bokk ci suñu langue loolu la ñu ne du fi amee te dinañ ko xeex affaire bi du mbirum Ousmane Sonko mais benn parti ci askan wi la ñu bëgg a jël noot leen limiter leen ne leen yéen seen wàll ci réew mi jaay ak jënd la simple salarié mindaanu wala manebar wala jàngale alxuraan wala waaraate kese yéen loolu mooy seen activité bàyyi leen ñoog réew mi ni muy doxee. même boo jàngee ba yëyi kayit moo xam alxuraan nga jàng moo xam ci école tubaab yi nga génnee mais boo bokkul ci benn classe politique wala ci benn classe sociale ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi depuis ay at ñu ne la yow doo bokk ci réew mi ni ñu koy gouverner il faut que nag askan boobee taxaw temm ne liy doxal réew mi ci la ñuy bokk
loolu tey mooy principe bu suñu xeex parce que dañu bëgg a éliminer benn partie ci askan wi nga xamante ne nii rampe nañ ba bëgg a yegg à un certain niveau bokk fi ñuy décider bokk ci ñi nga xam ñooy nasat nocc ci biir réew mi ñu ne leen yéen doo leen ci bokk parce que du ñu ay libéral du ñu ay socialiste du ñu ay communiste loolu nag la ñu ne dinañ ko xeex ba suñu dernière énergie. donc vidéo bi tey loolu woon ñu jagleeloon ko ab cas politique bi nga xamante ni jamono ji moo jurum coow ci biir réew mi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.